salaamaaleykum mbokku sénégalais yi maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant dama bëggoon rek joxe sama xalaat pour li nga xam ne moo xew fan yi mooy ñëpp di ko wax muy le cas de Assane Diouf bi nekk États-Unis xam ne moo doon nekk fi di def ay saaga ba ñu téye ko léegi dama bëggoon joxe sama xalaat rek comme ñëpp parce que dama yaakaar ni sénégalais laa comme ñëpp te Sénégal ñëpp ko bokk donc dama yaakaar ni bu dara xewee ku nekk war nga mën a jël sa téléphone comme léegi jumtukaay yomb na wax sa xalaat mais nga teg ko ci yar xam nga ki moom lu la yar mayor rek dara mën la koo may nga teg ko ci yar moo tax ma ne xaaral ma participer comme ñëpp. waaw Assane Diouf nag man li ma ciy wax rek lu ndaw la du bari noonu parce que Macky Sall le président Macky Sall ay sénégalais ñoo ko fal ñoo dem ci élection ñoom ci urne yi jox ko sotti ko waaye jox ko suñu carte ne ko yow lañ bëgg a nekk suñu président léegi dama jàpp ni bu dara amee. ak lu mu bon da ngeen war a xalaat li nga xam ne ñoo voté Macky Sall parce que moom mi saaga Macky Sall gënul nekk Sénégal ji voté Macky Sall parce que man ay waxu Assane Diouf man gisuma si dara ay saaga ndey rek parce que damay dégg ay nit naan nañu xool à part condamné naa saaga yi rafetul waaye nañu xool message bi mu doon véhiculé ban message la véhiculé ban message ak ban peuple lay xeexal. mais koo xam ne boo xoolee entourage bi muy defaree ay vidéo nga gis photo boo xam ne photo Abdoulaye Wade yor écharpe bu PDS donc kooku partisan nag bu waxee waxul pour Sénégal dafa wax pour fi mu bokk boo xool du saaga Abdoulaye Wade du saaga Karim Wade du leen saaga ñi muy saaga ñëpp moo ñu nekk ci nguur gi ak ñi nga xam ne Sénégal ay liggéeykat lañu mais da lay saaga ma gis ñoo xam ñu koy défendre. di ko defal naan waaw saaga yi sax rafetul ñu ko parce que kenn bëggul saaga waaye nañu xool xaw ma lan dafa frustré mais kan moo ko frustré koo xam ne bi ma amee neen dem États-Unis 16 ans kan moo ko frustré kan comme ñun ñi immigré man immigré la ñu bay immigré la ñu bari ne ay immigré lañu luñ fi wut amaguñ ko fii metti na tar na problème yi bari na mais ñu ngi muñ mais loolu moo fi am comme ñëpp. mais defuñu ay vidéo di saaga état bi li ñu nekkee état ba ñu ko teg mun naan dafay défendre sénégalais mais ni sénégalais yi dañ leen noot wala dañ leen teg benn kaso boo xam ne c'est à ciel ouvert mais c'est pas vrai Sénégal dafa nekk ci liberté di nga war dëkku Afrique yëpp benn wala ñaar dëkku Afrique mooy tane li fi nekk ci liberté laa ko de liberté parce que boo demee Maroc kii suñoo roi bi am na yoo xam ne bés boo ko yekkee kaso nga jëm nga dem feneen ak feneen. yaa ngi dégg parce que États-Unis mën nga saaga président loolu seen loi la kenn du wax dara mais ñun suñu dëkk président boo ko saagee da ngay dugal ci kaso yi parce que loi la liberté mi ngi commencé fi sa ñëpp ne liberté d'expression lii la mais si liberté fi mu jeexee foofu liberté jàmbur commencé nit da nga war respecté loolu képp kuy sénégalais nag parce que tamit dañu war a utiliser suñu xel nit ki moom boo demee ba amatoo xel rek yàq mala yee yem parce que mala da ngay gis. muy tëbu yaayam loolu bu ko defee def ko bukki mais da ko def parce que kii amul xel donc képp koo xam ne jëfandikoo sa xel yak mala yee yem nañu waxante dëgg Sénégalais yi ñun nag man sama wàllu bopp man mii duma ko nëbb sama dëgg laa Macky Sall laa votel moom dama dugg ci urne bi sax ne ko sama carte ne ko yaa ma doy lii nag moo tax mu doy ma parce que yàgg naa Sénégal yàgg naa suivre politique Sénégal lii moo tax dama gis nit boo xam ne dafa nekkoon ci parti am ay ambition donc ambition yi ngi bëgg du fi dalee xeex ko mu nekk président assemblée ñu toroxal ko voter ko loi dàq ko mu génn créer parti di xeex comme ñëpp mu te biir xeexam moom rek laa gis en tant que nu mu tudd waaye en tant que leader politique daaw ko dégg mu saag daaw ko dégg mu xaste ba yàlla jox ko nguur gi
mais ku mel noonu critiquer li muy def mais ni mu meloon delloo ko mooy kii du saaga dafa yaru du saaga du kenn dara du xaste mais dañ ko xoolee delloo réew mi nag boo nekkee Sénégal bu yow nga critiquer comme ñëpp parce que ñëppay critiquer loolu moom parce que réew mi seen Macky Sall moom ko ñëpp ko bokk mais ci yar mais pas ay saaga nit boo xam ne day saaga nit waru ko déglu xam nga bu ñu interviewé Assane Diouf xam nga loo war a wax kooku du ku baax foofu rek nga waree waaye waroo wax mais danga naan kooku du ku baax parce que koo xam ne sa pap mi ngi Sénégal sa yaay mi ngi Sénégal say doom ñi ngi Sénégal mais ñun tey bu fekkee da ngay wër di saaga ndey dugg ci à droite mais ñun ñu génne si buntu kër xam nga tey leer na doomu Assane bi génne ne kii ñooy doom mooy doomu saagakat bi loolu rafet na wala yaayam bëgg ñu ne kii de moo jur Assane Diouf loolu rafet na wala fekk am na bu sërëb génne sa mag de saagakat la loolu rafet na ci woy boo xam ne dootul fay Assane Diouf bu ko fi yàlla bàyyee moom 70 ans sax dina ko tiim ne ko yaa fi nekkoon di saaga nguur gi est-ce que loolu rafet na lu rafetul nit ki booy jàngale wala booy jàpp nit da nga koy jàpp ci lu baax et puis ci taxaw naan Sénégal xaw ma dafa am kii dañuy continuer combat bi bu ma déggee Seydina Seck naan waaw combat bi dafa war a continuer ay Baba Aïdara ay Madi Soapom mais xam nga tamit il faut tamit ñu respecter Sénégalais yi voté Macky Sall mooy li ma à chaque fois rek il faut tamit ñu respecter leen mais Sénégal ban problème bu rëy moo fa am ban nit ñi ngi dox seen soxla fi ñu toll nii tabaski bi lañ tal nit ñi ngi fecc ñi ngi way ñi ngi jaabal si tailleur dem di ñëw mais lan ngeen bëgg mais nag lépp ci yar parce que boo fi nekkee di wax loo xam ne président waroo ko wax loo xam ne suñu loi da koy tere mais dañ lay téye lan ngeen bëgg di jëlgati loi bi saa bu leen neexee bu ñu waxee nga ne liberté d'expression mais liberté ñu xam ne liberté d'expression mooy lan fi si liberté jeexee foofu liberté jàmbur commencé nit da nga koy respecté Macky Sall bu dul dara sénégalais la comme ñëpp am jabar am ay doom comme ñëpp mais nag ñoo ko fan ñun ñoo jël suñu carte voté ko et dama jàpp ni tamit damay dégg Mati 3 Pommes naan Macky Sall il est impopulaire que dama dégg ci vidéo parce que dama suivre kii bi mu ne Macky Sall est impopulaire léegi dama bëgg mu wax ma loolu impopularité Macky Sall boobu man moom fan la yan élément la am pour ne Macky Sall est impopulaire parce que man de mun naa ne Macky Sall il est populaire parce que fi mu mën a jàpp depuis 2012 ba tey élection bi fi teg moom mooy nekk majoritaire donc dama jàpp man fa la jàpp il est populaire donc moom bu fekkee dafa jàpp ne Macky Sall il est impopulaire mu wax yan élément la am yan élément la mën a teg ci table ji pour ne Macky Sall il est impopulaire loolu laa bëgg rek mu wax moom beneen affaire bi mooy liñ ne Assane Diouf dañ ko jiin de terrorisme foofu tamit laa la bëgg wax tuuti mais xam nga tamit ñun duñu ay xar ay nit lañu parce que nit ñi xam ne États-Unis fi ñu teg terrorisme bu la jàppee wala buñ la boolee bu la état boolee ba parce que xam état bu taxawee ne ah kii terroriste la xool leen ay mbiram état bu ko waxee beneen état boobu bés bu la téye di la enquête ci ay 2 heures de temps 3 heures de temps na la demal te toll États-Unis ñu xam seen police FBI ni mu toll la moindre des choses dañu la téye pendant au moins bu dee 48 heures pour enquête xool réellement yow mi yaay kan danañ xool au moins bu dul dara sax say compte say mouvement xaalis ni muy dugg ak sa compte dugg na fi ak dinañ xool tamit say relais téléphone ñan nga mës a woo ñëpp ci 1 mois wala ci 2 mois danañ xool ki est-ce que bokkul amul benn cellule bu bokk lépp la ñuy vérifier balaa ñu lay jéggal feneen donc loolu vérification boobu du nekk 24 heures 48 heures dañu waxoon di dëgg donc fekkoon état Sénégal da ko jiin terrorisme tey Assane ba tey mu ci loxo FBI ñu koy enquête ba tey Assane Diouf fi ñu toll nii li ko téye yaa ngi dégg bureau immigration moo ko téye ñëpp xam nañ ko parce que man dama jàpp ni sama xalaatu bopp naa dama jàpp ni ñottu na ni fi ñu toll nii waa ji data mi ngi ñëw pour ñu expulser ko mu ne xaaral ma créé tollé pour jaxase Sénégalais ak président Macky Sall pour jaxase Sénégal mu am benn kii médiatique boo xam ne wane ne carrément